dellusiwaat nañ si deuxième partie émission bi jàkkaarloog monsieur Ibrahima Ly gis ngeen li nga xamante ni moom lañ jot a waxtaan mu am rek loo xam ne dañ delluwaat ginnaaw tuuti wax si wàllu délégué de quartier yi seen liggéey si dëkk bi ak surtout yow bi nga nekkee délégué de quartier lan nga def loo xamante ni mun nañ si duut baaraam ne lii kat lu mu ay la yëwén wax dëgg yàlla si seen loxo la jaare ba mu ba dëkk bi am ko bu ko defee bu ñu paree si loolu nag daal di dellusiwaat si suñu deuxième question si wàllu commune bi ak fonctionnement bi. Ibrahima Mboup. lu sotti am borom ñun lu ñuy liggéey fii bëri na maire bi bu ñu suñu première partie am naa lu mu wax suñu diggante ak maire. ci wàllu politique. ñun ñu bëri ñu ñoo leen fi dugal ñu tax ñu xam. gis nga jàkk day am imam am ñu nekk si ginnaaw. ñu nekk si ginnaaw ñooy liggéey jàpp yëpp jàkka di taxaw pour sécurité tamit bu mu rafet. ñun nag dañuy nekkoon acteur développement da nekk ay régulateur social di jàppale nit ñi moo tax ñun dañuy taxawoon pour parti bi taxaw mais te kenn duñu tudd foofu si parti bi parce que élection législative bi dañuy génn ànd def sa gox mais di si taxawoon di defar mais tant que nag foofu damay yemalee foofu di la wax liggéey délégué quartier dañuy liggéey duy def xam nga courant bi bu ñu wax nii waaw dañuy wax noonu monsieur le maire wala benn conseil bu fi nekk moo dugal fi courant bi loolu amul dëgg la keroog bi ñu dem si mairie bi boobu 2017 yow bokk nga si commission boobu bi ñu doon dem bëri yoon nañ ñun ak imam yi ak conseil notable yi fi nekk yëpp maire génn na ñaari lettre woon ñu mooy temps SDE demande bu mu defoon SDE ak demande bu mu defoon Sonalec mais yàlla def antuwul wax def na ko wax dëgg yàlla mais courant bii bu mu ñëw si dëkk bi jarbaatu Ngom dafa am benn vieux sama benn cousin sama benn jaam séeréer bu fi nekk mu tudd Ngom ñoxor Ngom jarbaatam moo tax courant bi dugg si dëkk bi bu courant bi bu mu duggee si dëkk bi man tamit ma am sama benn cousin bu mu nekkoon Sonalec am sama yeneen parents waxtaan ak ñu man ñun dañu am courant loo xam ne du yàggul dama bëgg courant bi pour mu gaaw a daar mu wàcc si dama bëgg mu wàcc si kër yi en tant que délégué de quartier régulateur social mu ne ma li ngay def da ngay dem Kër Massar nga waxtaan ak chef d'agence mu war ma chef d'agence bi jox ma turam man tamit tant que damay dem war waajal tukki dem France ma woo sama benn naataango boo xam ne daw soo bi nit koo xam ne dafa disponible lu wax Aljuma Sow ci yëngu-yëngu yu bari moom laa doon àndal mu ne ko kaay ñu dem ànd Sonalec bu Kër Massar ñu dem toppatoo pour demande collectif bi ñu mun am courant lu gën a gaaw wàcc si kër ma dem ànd ak moom bu ñu demee Kër Massar agence Kër Massar yàlla def fekk ñu foofu chef d'agence bi argent bi lañu fa fekk waxtaan ak moom ñu jox ñu fiche yi pour mu gën a gaaw wax ñu lépp lu ñu ko war a defee ak lu ñu ko war a doxalee pour courant bi moom wàcc après bu ñu ñëwee indi fii ñu jox ñu ay fiches yu bari man fa aljuma délégué quartier bu fi nekk lu may wax ñëpp ñu ngi si quartier bi ñëpp ñu gën wàll bi ñu ngi dund délégué Amady Wagne maa ngi koy nuyu du passage maa ngi ko jox ay fiches Sonalec aljuma kii Aliou Ndiaye ba mu ko yóbbu notification yi si këram si kër yi si laa ko joxaale fiche Sonalec waa këram waa dëkkam waa quartier tamit ñu ko fekkee maa ko jox ay fiche Sonalec Ablaye Ba doomu Baye Ball nekk seen taaw bu pare nekk fa délégué quartier maa ko jox ay fiches yu bëri kon nag loolu c'est amul wax amul dem si ñoom ñu ñoo leen jox fiche bi aljuma sox tamit ñooy ànd moom tamit xarit benn conseil kooku nax ko récupérer fiche mu yoroon si moom si loxam parce que dañoo xam bu ñu enregistré yëpp ñu dajale dem yóbbu kooku nangu si fiche yi yenn yi commencé jël si dugg seen quartier yi commencé jël ay fiche di enregistré ba sama benn xarit ne ma yow ñun de ñu commencé nag man laaj ko moom wax aljuma mu leen de déedéet loolu amul oo yàlla def kooku bu ma demee di man gars yi man kay yow ni ma sama di ma laaj fay bi ma war aljuma man di wax na ma mu koo mais loolu am yàlla defal ma sutur tam ma jël sama fiche ma demee envoyé sama quartier ni mu ko demandé woon yëpp ñëw wàcc ndox benn yoon ba gars yi sax day wax man dama faral sama bopp affaire yi parce que yu ñu war a boole yëpp ñu yóbbu dafa am récupération politique moo tax ku nekk quartier bu nekk di yóbbul boppam ñun tamit ay pàcc mujj ginnaaw bi yenn yi sax man joxe ay conseil man maa doon dem mairie am na ñu xam ne amuñu notification est-ce que kii lañu am attestation damay dem mairie wut permis d'occuper yóbbaale foofu fichier yóbbu am fichier def visé IBM doogu dem déposé sama laajoo ma paas laajoo ma dara man maa ko doon def kon nag bu loolu lu palpable la courant bi kon bu ñëwee si dëkk bi bu wàccee si dëkk bi loolu ñun ñoo ko def kon délégué quartier am na lu ñu liggéey beneen bi tamit amoon na beneen terrain boo xam ne dañ ko dagaloon sama beneen frère
terrain bi xaw a xat tuuti ñu bàyyi ko ñu wutu ko feneen bi terrain bi mu def ko place publique bu mu ko defee place publique depuis 2017 ba 2016 ba 2022 kenn ko xam ne moom sax xamoon na fa place publique moo saxaloon foofu garab bi dem ñu jaayu terrain jël terrain bi jaay ko ma demoon ñëw jël terrain boobu di ko def marché parce que marché amu fi ma fekk ñu jaay loolu délégué quartier def nañ ko beneen bi tamit école bii CM bi muy tey école primaire bi ak CM bi fu mu nekk maa ngi remercier de passage ku ñu wax Kacali Goudiaby premier enseignant bu fi ñëw ak suñu président parent d'élève Pape Ndiaye menuisier moo nekkoon président parent d'élève bi école bi nekk na fi ay kër jàmbur lañu doon abbu pour mu nekk di fi jàngale élèves yi mu jógee seen borom kër yi di soxla seen yëf di ko jël si parce que bu kër jàmbur am ñoo xam ne ñoo ko yàq ñoo sa kër bi dañ koy nangu de nga def école seen borom tiit delloo ñoo dañ leen delloo seen école seen kër yi mujj ginnaaw bi fële lañ jël si benn bayal defoo benn abri benn mbaar am ay fel am ay jaan xale dafa jàng yàlla def de temps en temps inspecteur di ñëw di xool ndax am nañ lii wala amuñu lii ñu waroon génne lii bi génnewuñu lii président parent d'élève bi ñëw ci man nen lii ma naam nen yow lañu yaakaar ginnaaw yow ko yonent bi tant que am nga baat am nga kàddu dama bëgg nga jàppale ma pour ñu am lii sinon dañuy perte école bi man joor ñu dem si Ablaye Ba tey mooy suñu gouverneur ñun mooy tawu góor gi mooy tawu kër gi ñu dem si Ablaye mu waxtaan ak moom ma ne ko man kii def moo ñu wax ba léegi lii bi amuguñu ko te inspecteur bi dañuy nangu dañuy wax dañuy dajee école bi di ko toxal damaa bëgg nga jox ma lii dama bëgg nga ñëw tey boo ma joxul léegi nag ba mu demee ba mu ñëwee dinaa dégg lu bari de moom mu nekk pour nit ku baax ma jox cër mu ne ma lii waroo woon ñëw sax dama war nga woo incha allah rabbi taala balaa ngay ñëwaat mercredi di nga fekk mu génne lii te lu mu ko defee lu mu ko waxee noonu la ko defee noonu la ñëw génne lii bi loolu grâce amal la bu paree tamit nekk naa boo xam ne tamit benn parent d'élève boo xam ne bokkuma su commission bokkuma su président parent chaque mercredi dama doon ñëw laaj la enseignant Goudiaby ci télé laay waxee kii tamit ak président parent d'élève chaque mercredi dama leen dem foofu di xool seen manquement beneen bi tam indi na fa ay partenaires ci école bi indi partenaires ci case santé bi bëggoon naa tamit ñu embauché ku nekk ci case santé bi parce que day volontaire pendant des années ñu fi nekk ci amul kenn ku ci am salaire te dañuy am ñoo xam ne ay roskat tool lañ dem loolu la waxoon naa maire pour ñu embauché ak lu sottiwul bu paree tamit këyitu kër yi xam naa dañu ciy dem ñun délégué quartier yi ñoo ci xeex ak waxtaan ak maire taxaw ko saisir ko di sonn boo yàlla def tamit mu génne ci loolu après dañu ci dugaat lu soob yàlla keneen ci macha allah am na solo loolu ba tey génnul si fonctionnement commune Tivaouane Peulh Niaga waaye wax nga li nga xamante ni réalisé ngeen ko si Bonoba bii ñu nekk mu jëm si kër Bala kër Assane kër Mam Naar ba si kër Mari Mbeng waaye en global fonctionnement Tivaouane Peulh nag Niaga yow lan nga si gis ba xam am na lu yokk wala am na lu des wala buñ ko defoon nii si lay gën a ñoom. waaw balaa ma ñëw foofu. gis ñun si commune Tivaouane Peulh Niaga en tant que secrétaire général gis nga lii. monsieur Ibrahima lii signature bi ñëpp xam nañ ne signature maire la. xaw ma da nga ko yàgg a gis wala caméra bi mu ngi koy gis. lii signature maire la. lii ay projet yu bindoo si commune Tivaouane Peulh Niaga yëpp ñun délégué des quartiers yi. lii la waxal nañu courant bi dafa amoon manque am na kër yu bëri mais Tivaouane Peulh am na ay côté yoo xam ne courant bi agul woon foofu. pour courant bi am ko Niaga tamit am na courant bi mbënd ba boobu amul woon courant. waxtaan nañu ak moom tamit si côté santé bi. si ramasse ordure bi mbalit bi. waxtaan nañu ak moom si réseau électrique bi ak ndox mi courant ak ndox mi. yu bëree bëri lii point yi sinon xaju si émission bi. lii yëpp waxtaan ak moom pour mu am. lii ay projet yoo xam ne dañuy waxtaan lu manquement si Tivaouane Peulh. loolu ban année la woon. lii c' était à 2000 le 5 3e mois 2016 xam nga kon loolu yàgg na trop. bu paree tamit lépp si liggéey délégué de quartier yi waaw beneen bi délégué de quartier yi yu nekk fii ñun tamit xeexal nañu gis nga lii. seen bis la. defal naa demande bi muy waxtaan ba jox ko Aliou Ndiaye. ak Ablaye Khouli Ba. loolu defal nañ ko lu yàggale. pour demande seen bis mu dugg fii parce que fii dafa amoon dafa enclavé amul woon transport. loolu dafa manquement am nañu problème transport. am na tamit boo xam ne dem dikk la bii mu ngi nii tamit dikk la benn dem dikk mu ngi nii. mbokk Aliou Ndiaye délégué de quartier dafa amoon benn mbokkam benn parent bu nekkoon dem dikk. bind nañu lettre pour jox ko moom tamit yamal kooku yàlla def mu am problème tànk. affaire bi toog foofu yàgg fa moom Aliou Ndiaye am na kayit bi Ablaye Bale tamit am na kayit bi. lu ñu bind defal nañ ko ko. beneen bi monté nañu woon nañu fii comité de vigilance pour sécurité dëkk bi ba dem si lii signature seen village ak les notaires de village yi ñu soxla ñu def ko
mais gars yi ñoo ko yàq parce que am na xam ne arrange bu leen def nañ ko ñun délégué quartier ñoo ko def parce que lii sa magistère la wax beneen bi tamit monsieur le maire bi nga wax waaw si këyitu kër yi lii 406 mu ngi nii këyitu kër parce que kër Marème Mbeng kër Assane kër Balaba kër Assane Ba kër Maam Naar yëpp mu ngi nii kay quartier yëpp ku nekk am na 406 loolu loo xam ne lu mën a bëre mais bu dee commune Tivaouane mooy 995 kay li ñu dugaloon moom lañ déposé woon commune Tivaouane pour ñàkk parce que délibération commune bi yëpp li ñu bëggoon bu ñu ko defee yàlla def ne yàlla def le 10 juin 2016 problème pôle urbain bi si ñëw fii jël si lu mel 7002 hectares le 10 juin 2016 ñu titré fii titré commune Tivaouane pour ñàkk jël si 7002 hectares mooy li ñu jël si pôle urbain bi ñun ñu bokk ci biir pôle bi moo tax délibération mun am moo tax ñu wàññi ak leen notification avant notification ñu ngi nii maa ngi leen doon wax fii maire dañu doon wax xam nga bu ñu yàlla dama fay 150 000 pour nga am ordre de recette ba nga am délibération da ngay fay commission domaniale 50 000 visite domaniale de la commission domaniale bi mooy 50 000 nga fay ordre de recette 100 000 ñun maire dafa waxoon dañuy wàññil 50 000 francs ñu wax de réduction 50 000 à 25 000 ñu xam ne mujj ginnaaw bi moom ñu nangul ko 50 000 yi mais mënu woon def délibération yàlla def notification kii bi tax ñu wax ne ñu notifié voilà loolu liggéey nañ ko fi beneen bi tamit agence forêt def nañ fi agence forêt boo xam ne mu ngi nii parce que ak adjoint maire Ibrahima Ndoye ak yu fi nekk fii ba Sendou dëkk village yëpp yu war a am agence forêt bi fii tamit 400 et quelques extrait de naissance am na kayit juddu am na fi loolu tamit liggéey nañ ko ak maire ak mairie bi ñu délégué quartier bi def nañ ko beneen bi tamit ci mosquée yi pour ñu am attestation certificat de mariage liggéey nañ ko mosquée yi defal nañ ko fii pour tamit ñu mun am loolu te problème mariage yi daawoon na am problème sëy di am ay problème defal nañ ko fii liggéey naa wala ñu jox ko kon nag ñun bu li délégué quartier yi li ñu def bëri na parce que am ñoo xam ne lu li ngay def dañ ko gis kon loolu dafa jar ñu leeral ko tamit di wax ko am ñoo xam ne xam nañ ko lu indi problème boobu tamit ñun union fait la force délégué quartier ay business africain moom bu jiit boo leen jiitee di liggéey am ñoo xam ne day nekk si suuf di gorso tànk indi ay problème bu leen doom tamit dañuy nangoon njiit seen liggéey gars yi dañ ko xam duñu am nañ délégué quartier yoo xam ne ils sont braves ay liggéeykat lañu am nañ délégué quartier yoo xam ne duñu liggéeykat xamuñ seen rôle loolu mooy problème bi gis nga bëri wax ak xam li ngay wax c'est pas la même chose dégg nga am ñoo xam ne dañuy liggéey parce que tamit délégué quartier boo nekkee délégué quartier da nga war xam li nga warloo ak askan parce que askan interlocuteur entre population et l'état lépp loo xam ne seen manquement ak seen jafe-jafe ak lu nar a yàqu si quartier bi dañ ko war a def ñun loolu moo nekk si ba tey xam nga fii problème suuf moo fi am man ñu ba léegi ñu ngi si suuf si dama doon xeex si mbedd bi na yaatu parce que sapeur bu amee bu lakk-lakk amee sapeur day ñëw dee dina am ku feebar dina am mbedd dafa war a yaatu ak yeneen kon nag loolu loolu délégué quartier dafa xam waru dem man bindoon naa tamit benn lettre boo xam ne benn bépp délégué quartier boo xam ne boo respecté condition interne ak externe da nga lay sanctionné loolu bindoon naa ko fi ay charte boo xam ne délégué quartier yi dafa war a respecté loolu tamit bokkoon sax am ni délégué quartier ñoom maire yi dañuy wax man damay wàññi seen doole parce que délégué quartier bu ñu la nommé si quartier bi mooy ñëw tëdd rek jaaxaan man may seet quartier bi wala nangam xamoo sa rôle xamoo li ngay waxal askan bi xamoo loolu lay indi wala li nga leen di war a jooyal ak lu war a joxanti loolu di yoon yow am na benn commission boo xam ne bu ñu demee ci maire may wax maire ñun amuñu infirmière d'état ak sage-femme d'état benn conseil dafa taxaw ne loolu du rôle maire te xamul gis nga en tant que conseil xamul compétence transfert mais loolu lépp tamit compétence transfert maire loolu école ak santé bi ci la bokk xamul loolu ma fekk maa ngi xeexlu tamit moom dafa waroon taxaw jàpp même bu dee moom ak maire yoo bokk politique dafa war a définir politique maire booy définir politique maire da nga koy wax si manquement dëkk bi ak manquement askan bi ci loolu la ngay définir politique maire macha allah loolu am na solo xam naa ni waxtu bi moom mu ngi xëcc jom si jeex donte dañoo bëggoon point bu nekk jël si fukki minute bii nag dem nañ ba fukki simili ak ñeent tabaarkallaa dañuy ñëw rek daal di ko tëj léegi daal di jàllaat si suñu troisième point ñëw si wàllu pôle urbain bi ak sa relation ak population bi loolu boros nañ ci sànq bu ko defee daal di ñëw nag tëj émission bi xam naa ni partie bi mujj bi rek dañuy fexe arrondir ko si 15 minutes bu ko defee mu daal di tëj partie bi incha allah daal di tëj émission bi.